nga partager ko ak sa ñooñu la vie est courte àdduna bi dafa gàtt da ngay gis tey démb ñaari nit yu neexoo lool suba ñu mel ni safara ak essence ay détails yu ndaw a ndaw di dugg ci diggante ay nit te fekk ñun ñëpp ndeysaan lan moo koy def mbëggeelu réew rek peut-être yow ni nga ko gëmee ak man ni ma ko bëggee wala yow ni ngay wonee sa mbëggeel ak man ni may wonee sama mbëggeel c'est différent mais ça ne veut pas nécessairement dire que yow bëgguloo wala man maa la gën a bëgg te man damay nit koo xam ne bi ma jógee dugg ci xeex bi dama ne doomu sénégalais yi du intérêt personnel moo ma ci indi donc si j'ai des problèmes personnels avec des gens il faut que je puisse le mettre à côté ma continuer xuus parce que en réalité doomu Sénégal yooyu doon toog di ma déglu ak maire yeeg jeunes yeeg ñooñu toog di ma déglu ma leen di wax chaque jour mënuma ñëw tey ma wax leen leneen I cannot do that that's not how life works loolu maanaam mooy tas yaakaar mooy ay nit am yaakaar ci yow nga tas seen yaakaar loolu mooy tas yaakaar tey waxtaan bi li tax mu gën a important mooy dama ñëwoon toujours comme ni ñuy wax ñaxtuwaat doomu sénégalais yi ne leen nañu dajaloo parce que sans dajaloo mënuñoo gagner you know tasaaroo deux fii deux fële trois fële loolu insurgency la loolu mënul gagner xeex c'est pas possible lii réalité mooy doomu sénégalais yëpp dajaloo ak xam nga ndeysaan wax naa leen ko toujours nee naa leen amal libro mentalité bi ma am ba xalaat li tudd 1 million marche ba bëgg doomu sénégalais yi gis ci seen bopp c'est pas une mentalité égoïste wala selfish wala siis xajul ci 1 million marche 1 million marche dafa doon plateforme boo xam ne bépp doomu sénégalais boo xam ne xamuloo fooy dem xamuloo fooy taxaw di nga ci mën a taxaw gis ci sa bopp parce que faralul benn parti politique amul président amul ministre amul chef amul directeur général amul lii amul lële ñun ñëpp nous sommes des citoyens sénégalais yu jóg xar suñu tànku tubéy bëgg suñu réew bëgg ànd ci benn maanaam ci benn fànn ñun ñëpp ñi ànd ci xeex lii nga xam ne moom mooy réalité yi nga xam ne ñoom ñoo xew suñu dëkk xam nga tey réalité Sénégal du réalité Gambie bien vrai que on est des pays voisins réalité Gambie du réalité Guinée bien vrai que ay pays voisins lañu réalité Mauritanie du réalité Sénégal réalité Togo du réalité Ghana réalité Togo du réalité Ghana réalité Ghana maanaam du réalité Nigéria donc da nga ñuy comprendre ne que Afrique dëkk bu nekk dafa am ay réalité maanaam réew mu nekk dafa am ay réalité Sénégal tey suñu réalité mooy dañu am njiit Jimbori njiit joo xam ne dafa nax adduna bi yëpp dafa décevoir doomu sénégalais yëpp fu nekk ci adduna bi donc doomu sénégalais bu mën a xeex ak Macky Sall tey rek am nga ci ndam parce que Macky Sall dafa yeggal doomu sénégalais il faut xam ne son cas est devenu inacceptable intolérable kaaw Macky Sall dafa mujjee doon quelque chose qui est intolérable donc boo leen déggee ay doomu sénégalais di wooteen daje bu leen ci xalaat intérêt personnel bul xalaat ne wala kii bu demee day am ndam day am tour déedéet c'est pas comme ça la vie gis nga loolu ku koy xalaat doo dem mi ngi mel ni nga gis car buy romb di waaxu di dem fi mu jëm nga ne non mais car bi bu ma jiitoo man du ma yegg fu ma jëm xanaa da ngay dem tamponner car bi parce que car bi dina dem soit yow nga dem car bi dina dem yow nga bañ a demit car bi dina dem nee naa leen l'histoire nous reviendra man dama am problème parce que problème bi ma am mooy dama génn di wax ak 1 million ay sénégalais ko bu la neexee tuddee ko 1 million bu la neexee tuddee ko 10 bu la neexee tuddee ko 20 bu la neexee tuddee ko milliard mais dama génn di wax ak ay doomu aadama te xam naa ne jot nañ ci wax ji ndax génnatuma dem ci ndaje sénégalais wala ndajeeg doomu sénégalais bu ma newul maa ngi lay déglu donc ce qui veut dire que loolu boo ci tolloo da ngay daal di maandu da ngay daal di tànn sa ay kàddu da ngay tànn sa ay kàddu da ngay tànn loo war a wax ak loo warta wax da nga koy tànn xam nga dafa am ay kàddu ay affaire yoo xam ne dafa important
ci suñu xeex bi dama koy wax doomu aadama yi toujours ma ne leen li ma jig man ça ne veut pas nécessairement dire que dina la jig yow li la jig yow ça ne veut pas nécessairement dire que dina ma jig man y a des réalités qui se posent chez nous ñun suñu réew dafa am ay réalités yu fa nekk réalités yi di lan mooy maanaam yow sa kër am na loo leen gëm man sama kër am na lu ñu gëm këru keneen am na lu ñu gëm mais en réalité li ñuy ne intérêt en commun tali Dakar bi bépp doom Sénégal bu nekk Dakar dañ cee am wàll hôpitaux Dakar yi bépp doomu Sénégal bu nekk Sénégal dañ cee am wàll maanaam école yi bépp doomu Sénégal bu nekk Sénégal dañ cee am wàll donc réalité yooyu ñun ñoo ko bokk c'est des réalités en commun donc ce qui veut dire que ku génn tey di jàppale 1 million marche saa boo xalaatee doomu aadama rek boo xalaatee ne lii bu ma ko defee c'est pour cette personne wala cet individu da ngay daal di juum parce que loolu taxul jóg 1 million marche 1 million marche benn but la am benn but rek la am benn but mooy pour jóg xeexal Sénégal rek amul beneen intérêt loo leen dégg na xam nga yenn saa yi di nga gis ay groupe nit comme ni ma leen koy waxee ku nekk xam nga disons boo bëggee dajale 7 sénégalais rek 7 sénégalais boo leen bëggee dajale seen xalaat yi dafa wuute donc kii dina xalaatee nii kii xalaatee nii kii xalaatee neneen ça ne veut pas dire que xalaat boobu mooy concept bi déedéet concept 1 million marche encore benn plateforme la bu ñu bëggoon indi doomu sénégalais yëpp gis ci seen bopp yéen a ma gën a xam sénégalais xam nga bu ma fi toogee ne leen lii ak lii ak lii ak lii la dafa mel ni di répéter ne dafa mel ni nga nekk perroquet rek di répéter ay mots mais sénégalais jaratul répéter le Sénégal n'a pas besoin de répétition ñun ñëpp xam nañ ne doomu sénégalais lu yàlla sàkk moo ci gën a compliqué jëf leen doomu sénégalais iñaane na ndeysaan loo xam ne daf koy njariñ sax moom doomu imaginaire li gën a grave da ngay gis tey ay doom baay wala ay doomu ndey sax yoo xam ne nit ki day iñaane frère am bu mu bokkal ndey ak baay te pourtant de frère bi bu amee moom dina ci njariñu wala ngeen jël exemple rek pas même duma ko tuddee sax iñaane ngeen jël exemple Sidi Lamine Niass ak Ahmed Khalifa Niass l'autre est un multimilliardaire ñoo bokk benn ndey bokk benn baay l'autre est un patriote sénégalais boo xam ne mi ngi xeexal réewam àdduna bi yëpp xam ko gouvernement bokk ko néewal doole pourtant grand frère bi il faut tout simplement rek mu bind benn chèque pour bind rek la mu jël benn chèque rek bind ne bàyyi leen sama frère waa coow li jeex mais les sénégalais ne marchent pas comme ça unfortunately sénégalais du la amal benn njariñ tànk yaa ngi dund sénégalais du la amal benn njariñ tànk yaa ngi dund déggal leen sénégalais du la amal benn njariñ tànk yaa ngi dund sénégalais xam nga kañ la lay amal njariñ boo dee bu doomu aadama bi dee ñu ne nañ ko dajaleel bu doomu aadama bi feebare ñu ne nañ ko dajaleel doomu aadama bi mën naa nekk ci jàmm nekk ci ay tolof kenn du ko faale kenn du ko déglu kenn du ko prêter attention mais bu doomu aadama bi dee wala nangam mais ba la ngay toog xaar ko ba sa doomu ndey bi di dee pour nga ko koy dimbale ko bi mu dundee xëy na boo ko dimbale woon sauver sa vie xëy na ku xam kii ko ne xëy na bu ñu dimbale woon Sidi Lamine Niass tey fay bor yooyu Macky Sall du ko yeggal du ko mën a maanaam chantage ba xol bi yéeg ba mu am fi ay cardiaque bay dee loolu peut-être mën naa ñàkk xëy na lii mënoon naa ñàkk mais sénégalais mooy toog ñu ngi nii di woote 1 million keneen a ngi woote def lii keneen a ngi woote def lale léegi boo wootee nga ne tey nañu dem ñu xeex au lieu tey ñu dem ñu xeex déedéet keneen day ne non kii Abbas moo ko créé xam nga lu may def xaaral ma def sama affaire bopp léegi comme ça man it ma am ci ndam ma am ci tur yow yaakaaroo ne boo demee ba am 50 ans amoo tur xëy na tur du pour yow yaakaaroo loolu yaakaaroo doomu aadama bi boo juddoo ba am 40 ans munoo accomplir dara ci sa àdduna xëy na yaakaaroo ne accomplissement du pour yow demal julli ci jàkk ji nga ñaan yàlla nga renouveler waat sa ay jëf
mais nga defe ne soxore nit kii wala xuloog nit kële wala xeex ak nit kële parce que yàlla jox na ko lum la joxul parce que yàlla jox na la lum ko joxul nga defe ne reyante boobu yow dina la yéegal wala dina wàcce ko xanaa yéen vous n'êtes pas assez conscient à comprendre que yàlla doomu aadama bu muy bind ci àdduna bind na luy sa wërsëg ci yow ba pare bugguma ko waxee waxu ñàkk teggin mais presque même boo nelawee sa biir kër wërsëg bi dina ñëw fekk la li ñu ne yàlla bay sa tool même boo nelawee laa la wax de même boo tëddee sa kaw lal li la yàlla bind na di nga ko am xaw ma ci poste bi waa poste bi moo koy délivrer xaw ma sa doom mooy fëgg sa buntu nga fa xastalu sa buntu kër daanu ci kawam xaw ma da ngay génn ne maa ngi dem ci boutique bi te ñëw dajeeg moom xaw ma lu muy mën a doon ci àddina mais di nga ko gis sénégalais maanaam toll nañu foo xam ne ay réalité dafay nekk suñu dëkk dañu war a conscientiser wu dañu war a waxtaan war a juboo xaar leen sax maa ngi en disant conscientiser wu maa ngi bëggoon dugal fii sama frère bi Ousmane Dramé Ousmane waaw Turando réveil des consciences Ousmane boo nekkee ci ligne bi man ngaa dugg nga jéggal ma boo nekkee ci entourage bi jéggal ma boo nekkee fii rek Turando danga may def signe soit nga génn duggaat wala nga def ma signe waa Madina la nga wax mooy dëgg de 1 million benn nit moomu ko appartenait wul 1 million man maa ko initié man Ousmane Tounkara te man moomuma ko ça ne m'appartient pas xam nga voilà ok may ma dugal réveil des consciences they will receive an invite join bro maa ngi koy dugal muy suñu frère Madina Dieng li nga wax dëgg la allo ñëwul de voilà donc xanaa ma indiwaat ko donc Ousmane Dramé mi ngi nii voilà maa ngi koy dugalaat ba xam xëy na mu gën a leer tuuti jéggal asalaamaaleykum waaw ñoo ngi ziyaara de yaa may dégg foorul de ah dégguma lu bu baax de yéen ngi may dégg rek allo yaa ngi may dégg waaw kon maa ngi ziyaara bu baax a baax maa ngi ziyaara bu baax a baax xanaa dellu di soññe rek ndax ay nit bu ñu àndee di yëkkateeloo am néeg dañoo war di yëgoo yëkkati am néeg ay xëddeen fokk ak yëgoo am ca surtout nañu nekk ci une difficulté boo xam ne un président de la république di songoog moom kooku du gone koo xam ne yàlla dogal na armée bi mi ngi ci sa loxo le trésor public mi ngi ci sa loxo daanaka lépp a ngi ci sa loxo kooku pour nga songoog moom yomb fu ab Sénégalais nekk ci nga bokk nga fekkee ban koy sos ak ban ko sosul ak képp ku dikk doonu sa Macky Sall sax bu ko neexee dañoo bokk li wér te wóor daal mooy am na lu naqari ci sunum réew ñu constaté ko depuis 1950 ba ndëgë ni wala mën a njëndum jàmm ba ndëgë ni amul benn Sénégalais bu ne ci jàmm
amul benn sénégalais boo xam ne sa njël mat na amul benn sénégalais boo xam ne mën ngaa wopp faju suñu doom jànguñu te suñu ndey kenn ku ci nekk xam ne sa ndey ku jur juróomi doom juróom-benn doom bu fukki doom soxna su wératut surtout bu ko mag duggee kooku néew na doole ba tax nag assistance zéro suñu paa yi nga xam ne ay mag lan daanaka ñoo tabax réew mi ñu retraité seeni pension mutul 20 000 wala 30 000 ca la yem muy réew moo xam ne nag yàlla dogal na liñ am ci alal amul menn réew mu ko am yàlla xool Sénégal baaxee ko nu moom ko masaraan bi ñu ëpp nu fulla yor ay saakoom ne danaa yóbbu lépp te la mu wax ma ngi koy def ndax buñ xoolee depuis 1945 ba heure bii phosphate de Taïba ñu ngi koy tibbi di yóbbu ñu ngi koy sol ci ay saako di yóbbu zircon bi yóbbu nañ ko géej gi napp nañ jën yi yóbbu amutul lenn loo xam ne war nañ caa mën a sukkandiku suñu bàyyi dañoo bay ba duratul nit tey boo demee Saalum màggat mu la woon ay wóom yi dina déformation boo xam ne ngoos bi doon bayee moo ko yóbbu te lekku ca lépp dafa waññu ko dellu ci loxoy tubaab bi as gor buñ koy takkub saret mu nangu ko as gor bu fekkee ne ab jullit la ñu di ko gàll ab saret suba guddi ngoon te ñemewul a taxaw fàttali ko suñu borom lu mu néew ne tekk saret bi sànni ci àll ba bu doful itam ndëpp lu mu romb dana ca daanu kan bokk gore ngir yàlla jóg ànd ak le Million Men Marche fu ab comité nekk fu organisation nekk fu mouvement nekk fu parti politique nekk fu un citoyen nekk l'heure a sonné ñun ñëpp ñoo war a jóg pour une cause défendre la nation sénégalaise sénégalais dépassé nañu yilif ko sénégalais kenn waru ko moom sénégalais est naturellement indépendant un sénégalais est intelligent un sénégalais est responsable un sénégalais a une famille un sénégalais a des voisins un sénégalais a des amis mais une forte responsabilité boo xam ne nit war laa moom nit war laa moom responsabilité yëpp bu nekkee ci yow nit yilif la di la dawal ca njëndum njàmm ba nëgë ni xoolaat su bopp jot na ca njëndum njàmm xanaa du ngeen ne jàmm la woon xanaa du ngeen ne la colonisation jàmm la xanaa du ngeen ne le néocolonialisme jàmbaar la jàmm la xanaa du ngeen ne indépendance yu bon yi jàmm la xanaa du ngeen ne cette formule de mondialisation bullshit bii nga xam ne xanaa du ngeen ne jàmm la xanaa du ngeen ne seen ànd ak France jàmm la xanaa du ngeen ne président yi fi jaaroon indi leen fi jàmm ndax ñoo jël ndaat ci àdduna kan xoolaat suñu bopp ay doomu aadama lañ ñu war a respecter suñu bopp respecter sa bopp nag mooy li nga moom nga am fitu laaj ko dama ne boobu ba nëgë ni bu ñuy takk sere ñu trotee daw xoolaat suñu bopp jot na àdduna bi soppiku na amul kenn ku ñemee song kenn tant que responsable lu àdduna bi jóguñu wax àdduna bi ay organisation une teg la article 35 de la commission des droits de l'homme définir benn article boo xam ne nous avons le droit à la défense le peuple sénégalais a droit à la défense kenn ku ne xam ne tooñ nañu bantalee bay ba nëgë ni amuñu lu ñu lekk bantalee jaay phosphate ba nëgë ni amuñu lu ñu lekk géej gi ni mbare ay jën amuñu lu ñu lekk sunu doom yi 82% des jeunes amuñu 22 ans xale yi tey jànguñu amuñu métier gaal yi li ñu bëgg a jël di daw dama ne waxu moo la ndey waaye sunu maam yi ci boppam bu mu leen marche wootee na jël kuddu ci war topp ci xeexuñu pour suñu bopp la cay génn mën naa koo bañ a mos maag sa mbokkum saraxule mii mën nañ koo bañ a mos waaye dafa am devoir boo xam ne c'est une responsabilité nous devons combler cette responsabilité fu ab Sénégal a nekk boo mënee dem demal boo mënta dem ñoom lu mu dee délégué 4 personnes yu la représenté
te mooy dëgg. bu ko defee le nombre day am solo. ma bis boo xam ne daañu woon Macky Sall ne ko ay góor nga jàkkaar lool. daañu woon Macky Sall ne ko ay ëmbëri ngoone Sabel Fall nga dajeel. daañu woon Macky Sall ne ko ay dongay seen Tuubaa nga dajeel. daañu woon Macky Sall ne ko ay Baay Faal la taxaw sa buntu kër. bu boobaa bis la boo xam ne ndam képp a ca mën a génn. ndax mag ñooñu ma tudd kenn ku ci nekk boo tegee sa bët ci lii xale yi xeex da nga ne xale yi kët remplacé nañ ma. xale yi kët lii ñu def danaa ci def sama loxo. dama ne bu ngeen jógee taxaw Sidi Lamine fa mu tëdd day kontaan. dana xam ne ba ne fi aw jiwu woo xam ne daañu lijjanti la fi bawoon. dama ne bu ngeen jógee taxaw képp koo xam ne ak ceddo nga woon Sénégal te tubaab bi jël sa bakkan wala nga doon sëriñ mu jël sa bakkan wala mu doon ak ku mën a doon mu baare la yàqal la ba ci Cheikh Anta Diop dama ne bu millionnaire taxawee Cheikh Anta Diop dana nekk ci rang gi. millionnaire marche dama ne bu jógee taxaw pancarte bi dama ne Maam Cheikh Fall dana ni ci biir. millionnaire marche bu jógee taxaw Aj Malick dana ni ci biir. millionnaire marche bu jógee taxaw ay jullit ay gor ay chrétien yu toqi son dàcc ñu jóg taxaw ne maa bëgg mu sama bopp te kat ab jaam mënta am ñaari borom. boo nangoo France moom la waratoo jaamu yàlla yow. nit doom ñaari borom benn borom la nit di am. moo tax képp ku juumoon lekk tàngalu Macky Sall tuub paasewul demal nga tuub te nangu ko boo ko yoree génnewaat ko nga delloo ko trésor boo ko lekkee te amoo loo foye tuubaat te jël soo yat ànd ci millionnaire marche. te muy dëgg. képp koo xam ne nag yaakaar tàngali buur moo tax nga topp ci ginnaaw Macky Sall ëllëg dana dikk da nga rus. avec les nouvelles technologies de l'information lii ñu wax lépp suñu doom dañ koy gis bu demee 100 ans ca ginnaaw sët Ousmane Tounkara sëb sët day google Ousmane Tounkara xool ne man kat sama moom deke bañoon na loola képp ndam la kenn boo ko góorgóoru ngir yàlla. millionnaire marche encore kenn moomu ko dafa génn ci làmmiñu Ousmane Tounkara barkeel. dafa génn ci soo làmmiñ barkeel. voilà ba mu ci génne ma dégg ko nga wax ko pour la première ma dégg ko dama ne lii rek ay farata nan ci taxaw. Seet Mouhamed mu am yitte Seet Mouhamed Sénégal ñor ko ñu délégué ko ne ko mbir maa ngi noonu loo xalaat baax na. kon kan bokk góorgóorlu ñaan jàmm fu ab Sénégalais nekk ci nga bokk. waa APR welcome waa APR ñëw leen ci millionnaire marche. dama ne koppar yi màkk di leen jox ngeen di ko lekk ak di ko yóbbu ci seeni kër di ko xonte seeni doom daa mel ku jël posen di ko jox sa njaboot. mooy dëgg de. yàlla mooy liggéey ci xale te noppeegu ci. sun biiru ndey lañ nekk xale yi yàlla wàcce la ñuy door a juddu mu adolescent yoo xam ne jaamu yàlla teel na ci ñoom. kooka yàlla lay àndal di dem képp koo xam ne da nga koy sànni dogu mburu na la lew te lii ñu def suñ biir yi lii ñu suñ biir ñu xoolaat ko yàlla nag ab yonent malaaka jinne ak nit ak liir buy bootu ak màggat mu weex tàll ak bi jaaw akub sëriñ akub xalifa la yemale yàlla képp ko tàppaas dana joteeg yow. te muy dëgg. ak koo mën a gis Sénégal ak ci àdduna bi li may yàlla sant la ko sant. loolu mooy dëgg. li may yàlla sant la ko sant. te nag fii képp lañ ko mën a jaamoo ci àdduna kon àdduna ji ma koy jaamoo du ma bàyyi Macky Sall tasaare fi ay dëkk du ma ko nangu. dëgg la. kan bokk góorgóorlu ànd ak jom. Cheikh Omar Foutiyou kenn xamul ne fii lañ ko denc kenn xamu ko. dëgg la. daanaka kilifa yi nga xam dañoo dem ñëpp. ñu néew nga naan bàmmeel baa ngi nii. ba leen tubaab ba rey la dagg seeni bopp yóbbu. dëgg la.
tey bu ñu toogee ba heure bii avec les organisations internationales nga xam ne lépp ci droit lay tegu ñu tegal nu article 35 pour un gouvernement qui ruine son pays un gouvernement boo xam ne day violer les droits de son peuple muy loo xam ne non seulement day dëgg kon le peuple sénégalais war ngeen a doon tey ay Amari Ngoone Sobel Fall génnandoo taxaw bañandoo àqandoo tubaab bi ko tey sëñ bi gën a kontaan yàlla dana bég yonent bi dana bég ñu daanu bokk bég te daanu moom suñu bopp kën jóg ngir yàlla ak yonent bi ku ci xuloo ak sa morom fàtteel loola ba bis bi jàll ku ci am rakk bu jigéen bu góor bàjjan doomu bàjjan ak lu mën a doon nee ko demal ca marché ba te mooy dëgg marché la boo xam ne day continuer bu ko Macky Sall tegul ci yoon ce serait un soulèvement national te mooy dëgg booba parti politique amatul ñu dellu di ñaan armée bi nous sommes un peuple innocent nous sommes un peuple sans défense nous sommes un peuple victime nous sommes un peuple boo xam ne dañoo agressé nous sommes un peuple traumatisé nous sommes un peuple d'immigrants nous sommes un peuple qui n'a plus de choix armée bi nañ ubbi seen bët yërëm askan wi ndey gisatuñ seeni doom rakk yi ak mag ñi gisanteetuñu école bi lu baax nekku fi 40 000 étudiants yu amul fu ñu dugg jàng ñooñu buñ génne fu ñuy liggéey ci àdduna kenn xamu ko kan boo ko jóg magu yi Macky Sall yi bu mu nax am nañu dem am nañu ànd ak moom jaxasoo ak nun nañ leen xàmme bu baax a baax te ñun ñëpp ñu bokk booloo àndandoo jógandoo kàddu gi doon benn Macky Sall out the French people out nous n'avons pas besoin de la France pour doon ay góor nous n'avons pas besoin de la France pour être éduqués nous n'avons pas besoin de la France pour être des musulmans nous n'avons pas besoin de la France pour être de bons chrétiens kan bokk jóg joxante loxo mbagg ak mbagg mel ni kuy julli kenn ku nekk nag prêt à ta défense la défense est noble la défense est une cause universelle la défense dafa nekk loo xam ne gor su ne war nga ko mën a am dans les pays les plus puissants du monde seen alal jëpp ci armée bi lañ ko def rien que pour se défendre donc le peuple sénégalais nañ bokk jóg joxante loxo ma dellu ci armée bi nit ñi sonn nañ armée bi yéen lekku leen naanu leen li ko tàmbalee capitaine ba àgg ci suuf dañ leen di discriminer ay généraux lañ jël yoo xam ne borom biiru rëy koo ci dem këram am na ñeenti jabar am na 4x4 am na Mercedes bu muy dawal te day doxaan dolli ci ngeen di ay militaire dooni xale bu kenn yàq seen avenir ñëw leen ngeen ànd ak peuple bi capitaine Dièye maa ngi koy soññ na ñëw ànd ak peuple bi c'est le général de cette révolution c'est le général de cette révolution la gisi dem ak xale yi nga xam ne ñoo fi nekk nañ ñëw Karim Wade c'est un jeune xale la bu fekkee li mu woote dëgg la ci moom na ñëw ci marché bi nga bu kuur comme ñëpp na ñëw gàddu kuur comme ñëpp amul fenn fu waay di nekk nag toog fa defe ne askan wi dañ lay xeexal nga dikk rek jël sa palaat ak seen nomel tàmbalee lekk ku ko fokk ne juum nga. Nous avons une autre révolution. La révolution est une cause noble. La révolution est une cause noble. Le peuple sénégalais souffre. Le peuple sénégalais, vous n'avez pas de choix. It's time to stand up. Cheikh Touré daan na wax naan quand l'homme refuse dit non. góor bu bañee day rëkk taaba ji ne maa lànk. kan doon ay taalibe jóg taxaw. kan doon ay sénégalais jóg taxaw. le patriotisme. L'unification des patriotes. The Million Man March. dama ne ñun ñëpp boo làmbee Tunkara jot ko boo làmbee keneen jot koo làmb ak koo laal ko ne yaa ngi ci biir marche bi dama ne ku mënta dem rek
na nga yebal ñeenti nit ñu dem lii marche avertissement la élection yi mi ngi dikk bon jàmm la sax sëñ Adama Gueye dajale na opposition bi pour ñu surveiller bu baax sécuriser carte yi ak lépp waaye loolu it taxul du bàyyi Macky Sall askan wi ñun gëmuñu élection liñ gëmoon mooy génne kuur yi jàkkaarloog Macky Sall comme nag askan wi élection lañ bëgg daañu topp ci seen ginnaaw ba élection organisation bu bees daanaka la erreur yi mënu cee ñàkk erreur mënu cee ñàkk ma tàggu la rek